maa leen di fay. léegi bu ñu doon wax kan mooy Cheikh Lo loo ñuy tegal. waaw Cheikh Lo doomu Cité Pilo doomu Thiès nekk premier adjoint au maire bu commune bu Thiès Est nekk responsable parti Rewmi waaw. waaw tey jii nga organiser li nga xamante ni mooy caravane ndogu nan la demee woon est-ce que yomboon na ci yow. waaw yomb na ci bu fekkee ni da nga si jublu jaamu yàlla ak poser un acte de solidarité dafay yomb parce que yàlla mooy yore mbir yi mooy yombal lépp ñun lu ñu dugal mooy comme weeru koor weeru yërmande la mais weeru solidarité la ak dimbalante dañu waxoon ni jaaduwul ci ñun ñu toog suñu kër yi ndorgu am ay doomu daara yoo xam ne gis ñu seen ndey gis ñu seen waajur am ay nit yu nekk prison ñu xañ leen seen liberté gis ñu seen waa kër am ñu nekk hôpital aussi ñun ak lu ñu mënti am ci weeru koor bi ñu jël benn bés boo xam ne dañu partagé wu ak ñoom ndogu loolu moo taxoon ñu organiser journée bi dem seeti leen toog ak ñoom ndog ak ñoom waa di wax nag aussi di ci gërëm bu baax maire commune Thiès Est Pape Bassirou Diop mu nekkoon parrain journée bi mais également suma mag suma xarit l'artiste peintre Kalidou Kassé ak suma yeneen naataango yu ci bëri El Hadj Diallo mi ngi nii bokk gëm sa bopp mi ngi sama ginnaaw yooyu yëpp dafay wane ni mbir mi aussi du politique parce que moo tax am na conseil yu bëri yu réew mi yëguñu ko mais dañu jàpp ni bu ko maire bi yëgee rek conseil municipal bi population yëpp yëg nañu. dégg naa moom nga ko parrainé. waaw moom la ñu parrainé journée bi ak suma grand frère l'artiste peintre Kalidou Kassé te ñëpp xam ko aussi ci dimbale daara dimbale ay néew di doole waaw. Cheikh est-ce que pare nga def acte yu mel nii si yeneen fànn. incha allah pare nañu te c'est des actes yoo xam ni dans la vie de tous les jours dañu koy def ci lu nit gis ak ci lu nit gisul mais à chaque fois ñi nekkal ñi ngi essayer toujours wane sunu cofeel si ñoom mais ñi ngi fexe aussi tant soit peu li ñu yàlla wërsëgale ñu koy bokk ak ñoom comme ñi nga fi gis ñëpp aussi ñoom aussi tant soit peu li leen yàlla di dimbali toujours dañ koy bokk ak ñun. benn Samba si mii di chargé de protocole maire man bëri na ci bëri loo xam ni su ma jaaxlee même si samay soxlay bopp danaa koy woo mu indi si ay saafara Pape Cheikh mi ngi nii suma rakk la moom aussi ci loolu El Hadj Diallo lii aussi dafay firndeel ko ni mbir bi dafa dépassé cadre politique. donc bis bi tey sant yàlla lañ ci am. lépp dañ koy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala sant ko bu baax a baax ànd ceeg mbégte mu yaatu ci initiative bi suñu frère donc suñu xarit donc suñu responsable monsieur le maire premier adjoint au maire Cheikh Tidiane Lo donc bi nga xamante ni tey dafa jël bis bi mel ni def ko yëfi jullit donc boole ci jullit yëpp donc defar ay ndogu di ko xalaat nit ñi nga xam dañoo nekk ci ay jafe-jafe donc xalaat nit ñi nga xamante ni xëy na ay ci daara la ñu nekk mu def initiative bi jox leen ci loolu vraiment acte jullit la d'abord bala ñuy wax acte leen mais en plus Cheikh Tidiane noonu la mën a mel c'est normal parce que nit ku yaatu xol la mais également mu jël bis bi aussi dara jël ko tey monsieur le maire Pape Bassir donc nga xamante ne mooy suñu kilifa donc loolu mbégte mu gën a yaatu lañ ci amaat mais encore di féliciter encore Ndiéguène suñu frère donc ci initiative bi nga xamante ne c'était pas la première année mu ko di ko def donc at mu jot donc mais également aussi Ndiéguène ku ko xam nga ko ci donc ci œuvre sociale donc ci loolu lay dox mais Cheikh Tidiane donc vraiment bu ñu ñëwee jagleel ko lu mel ni turam rek macha allah rabbuna war na mën a tax mu def lii parce que ki ñu ko tuddee Cheikhouna Tidiane la su ngeen doxee tuuti ci kanam bu ñu demee ci wayjur wi dinañ leen gën a seedeel kan mooy Cheikh Tidiane Lo mais ñun ñi nga xam ñooy liggéey ak moom li ñu xam ci moom mooy Cheikh li muy dox ci lu baax lay dox Cheikh ci lu yiw lay dox mais également Cheikh ci dimbali doomu aadama lay dox tout le temps social ci loolu lay dox franchement donc tey mbégte la ci ñun ak contentement ñu ñëw fekk si Cheikh muy suñu xarit di suñu doomu ndey mais également di suñu responsable nekk tamit sur le plan institutionnel nekk donc le premier adjoint au maire de la commune de Thiès Est donc Pape Bassir di maire bi di rakkam di xaritam donc vraiment mu jël bis bi tamit delloowaat ko lépp loolu sant yàlla ci ñun bu ñu ñëwee ñun njabootu Pape Bassir mais également ñun njaboot tey nag du bisu politique bisu sant yàlla la bu baax a baax bis la boo xamante ni vraiment moo tax ñu gis ñoom El Hadj Diallo donc ñun ñoo bokk Thiès donc conseil municipal Thiès Est bi yëpp ñëw nañu fi pour soutenir Cheikh Tidiane parce que Cheikh moo ko leble aussi su dexee woon ne leen dañuy xool politique kese mais su jullit yi wootee aussi donc jullit yëpp lañuy dagg mais lii mu def daf ko def ngir yàlla mais également daf ko def ngir aussi tamit xam ni doomu daara la xam ni doomu jullit la ñu dem ci prison yi dem ci daara yi dem ci lépp loolu vraiment ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di ko ci ñaanal yàlla ci barki weeru koor yàlla na ko yàlla taxaw ba at mu jot incha allah rabbi ñuy taxawee yu mel nii
di remercier comme ni ngeen ko waxee Cheikh Lo mi xamante ne Cheikh Tidiane Lo mi xamante ne moom moo def lii muy premier adjoint au maire Thiès Est léegi nag lu tax suñu xel dal ci moom mooy tur wi sax Cheikh Ahmed Tijani kon da koo doon parce que nee nañ turandoom daana xëy joxe juróom-ñaar fukki nit ci dund loolu bokk na lu ko may cër ci boromam kon ba tax na moom su ko jëlee côté boobu tamit dañ ci sant yàlla di ko ci ñaanal yéen ñi tamit indi ko tamit ñu leen ci sant parce que loolu ñu leen di sant mooy mënoon na bëgg mënoon na yéene yéen tamit doo leen matale kon yéen ñu matale ak moom mu jëf yéen yéene bokk àtte kon ba tax na dañ leen di ñaanal yàlla sur le plan politique sur le plan privé sur le plan professionnel lépp loo xam ne mooy seen mébét di seen yéene yàlla mottali ko yàlla taxawu leen daal yàlla gën leen jàppale yéen ñëpp ak ñi ci jàpp ñëpp yal na yàlla yokk leen góor ak jigéen mag ak ndaw rek dañ ko fi taal ren bu déwénee yal na di yokkute ci ñëpp gudd gi fan ak wér gi yaram buntu wër suba ànd ak ngëneel li ñu fi yaakaar te di ko dabu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala rek yal na nu may yow nag loo si nga kàmbee yal na la yàlla jàppale ani ko loo yal na la yàlla jàppale njuga ma ca jingaal sànje ma des ca gorom ma jëriñ musa ndaata ma ca barki ba ak giwaat sambalu ma ca gétt ga ñu ma njaay maakumba sama maam ma laamin njaay maakumba sama maam biram sambi teeña mbañ jëlee num ñuul biram njéeme kumba daal wi nga des ca kawoon yow sa maam te gulub jéng jaay ba tax mosu ko yendal ci mbaar sa maamay borom dàgga ji borom kaamil bi borom buntu jàkka ji borom saawa sa maam alim la tubaar kàll kaat sama xaali xis na loo man ren bu déwéne yal na ko mën a gaa ñëpp laa wax yal na di yokkute ci yéen li ngeen di xëcc yal na ngeen ci jot bu gënee ci yéen yal na ko yàlla def moom nag mi xam li gën te di ko def bu leen ci gàcce fekk ak yonent bi xanaa di sant rek kontaan di sant di gërëm di ñaanal yàlla Cheikh Lo lii mu tàmbali ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla na egg ci alhamdulilah rabbi alamin te yàlla may ko ci ndam lu yaatu ndax lii liggéey bu rafet la defe naa ni fekk ay malade yu ne hôpital nga jàppale leen jox leen lu ñu ndogoo loolu tuyaaba bu rëy la demaat ci prison ñoo xam ne tey caabi la leen a féete ginnaaw nga defar ndogu dem jox leen ñu lekk loolu tamit tuyaaba bu rëy la jullit ñëpp ci lii lañu war di œuvrer bu weeru koor jotee parce que leneen lu ñu def lii moo ko gën parce que lii ndimbal la lu rafet la lu yàlla bëgg la lu yàlla gërëm la lu islaam bëgg la kon tamit dañuy ñaan ci yàlla moom nii mu ko defee ren bu déwénee yàlla na mën lu ko raw te defaat ko yàlla na dund aussi ba yàlla may ko lu kowe njortam li mu yóotu yàlla na ci jot ñu fekke ko ñun ñëpp tatal ko ñun waa Cité Lamy mun dañ koo jàppal suñu bopp parce que moo ñu bëgg moo ñu fonk moo ñu respecté moo ñu faale moo tax ñun lépp lu mu sumb suñu loxo ngi ci biir te dañuy ñaan yàlla daal yàlla nañ dund ba ne Cheikh Lo monsieur le maire commune Est darajay Nabil Moustapha loolu rek la ñuy ñaan kontaan nañ yàlla na yegg ak jàmm nag te ñiñ koy joxit buñ ko lekkee yàlla na rees ak jàmm yàlla nañ ko muurloo. man maa fii Cité Pilo maa fi responsable jigéen ñi ñu fonk ñu lool diñu dimbale ci biir diñu jàppale ñun jigéen ñi vraiment su defee lii ñun ñëpp dañ koo rafetlu taxaw tey ñun ñëpp mobiliser bàyyi li ñuy def yëpp ñëw ànd ak moom jàppale ko biir ak biti waaw di ko ñaanal nag lii na jëm ca kanam rek kawe ca kanam rek lañ koy ñaan waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm lii daal du bu mu dakk daal. di gërëm adjoint maire bi nag man sërëm laa dama koy ñaanal yàlla rek lu mu mën ren yàlla na mën ren lu ko ëpp lekkul dara bàyyi ñu bu étageul ameli oto ba léegi ay parents am ak ay mbokk ma tax te dañ naan bu diw baaxee dañ naan ndax mbokk yaa tax yéen ma ñu dimbali nañu lekkul dara bàyyi ñu nag man dama koy bàyyi yàlla rek nag li mu bëgg yàlla na ko suñu borom may su gënee ci moom yiir nañu bëgg na suñu njaboot dimbali su man maay seen sër dëkk fi man donga fi ne waaye lu ma soxla ñu dagg man na mu ma dara sama caam yi ñoo ma jàppale ñoom surtout Cheikh Lo li mu mën ren yàlla na yokk jigéen ak mbooloo mi jullit nag